17h sur ITV tey le mardi yamu ak li nga xam ne moom moo di le 4 janvier 4 février 2020 chers téléspectateurs d'ITV bienvenue ñi ngi jëm 18h30 di leen siyaar bu baax te di kontaan ci àndandoo bi ak ñun ci suba ak léegi ngeen di wéttali ko ak programme bi ñu leen di dégtal ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax sama Sénégal dellu seeti di àndandoo ak yéen di leen bégal ci takkusaan gi takkusaan gu jot lundi ba vendredi Padros ñëw àndandoo ak ay invité am ak ay chroniqueurs am yi nga xamee ñu ngi ci émission bu mag bi nga xamee moom moo di sama Sénégal ñu partage ensemble lépp loo xamee rek mi ngi ci biir réew mi ñu waxtaane ensemble lépp loo xamee rek mi ngi ci biir réew mi am naa benn dof boo xamante ne mi ngi fële di fecc yoo xamee te ngaa réglé baax na daal sa tur laay wax ci télé bi te kilifa nga ci kër gi réglé voilà ñu ngi leen di bégg bu baax ñu jëmati 18h30 te tamit di rafetlu àndandoo bi ak ñun Bokar. mais how you doing my bro? yes you're fine man. yes. yeah. temps booy am na benn nuyu bu ñu doon nuyu def nii. waaw très bien léegi nuyoo nañu ba pare. mais wala bokk. mais maa ngi cool naka waar. tranquille naka tey. waaw sant yàlla baax a baax. ba lépp a ngi suus. lépp a ngi maji lépp a ngi boy. lépp a ngi boy. lépp a ngi nice. lépp a ngi suus. waaye nice. naka réew mi. waaw réew mi ngi nii rek. tey moom daa xaw a am tuuti tàng. yaa ma gën a xam tigi te moom tàng na tamit tey daa tane ma maay. Sénégal temps yi Dakar moom nu mu demee noonu. dana waa de. waaw mais yàlla moom dafa ñëwoon léegi. dañuy ñëw ci seddaay bi. waaw 1 mois ma récupéré waat. parce que xam nga moo tax. waaw nit ñi ñoo ëppal. comment. c'est-à-dire daa dugg si rek gars yi dem uti ay conteneurs ak pile ay maanaam. est-ce que xam nga man li ma duggoon lépp. ci seddaay bi mu solatuma ko. looy def après. man costume yi ma jëloon. pour sol ko. ak pile yi. capuchon yi. xanaa nga jéem a muñ dara laaj sol. xanaa nga jéem muñ ma déwén rek. damaa sol tuuti bu fashion ni ma Padros dama lay rotal ba nga doyal. bu rotal ba ma doyal. léegi nag fi mu ne nii xanaa ma sol ci chemise yu oyof yi rek. waaw xanaa nga xool na def ak moom rek jéem wala nga forcer ko sol ko daal di xam. man nga xamante ni dama amee tàngoor. waaw yow de da nga clim bi mi ngi tàkk sax damay ñaq. yow moom da nga amee ku kii nag tàngaay bi moom dellusiwaat na léegi nag nañ delluwaat ci chemise yu oyof yi delluwaat ci t-shirt yu oyof yi dellu ci lacoste yu oyof yi ndax tàngaay bi dellusiwaat na. egsi na de waaw egsi na de. waaw ñëwaat na waaw di sant yàlla rek di nuyu di sant muñ ak moytu di gërëm gars yi di leen sant bu baax di leen gërëm di leen siyaar di leen màggal ci bés bi di am mbégte contentement baax a baax jàkkaarloo ak yéen bal leen di màggal waaw di leen màggal rek xamante ndeysaan fu waay toog di la seetaan da nga war foo toll di ko màggal ndax seetaan ma maanaam seetaan ma di la ku lay seetaan dafa am solo sama xarit bi xam nga ne kaay seetaan ma neexul mais tey may seetaan la moo neex te Sénégal nag dañuy seetaan par force yaa ma gën a xam di leen kontaane sama yaay jàng toog Aminata Niang mi ngi seetaan ndeysaan sama yaay ajaratu Diemboj ma ngay seetaan toog sa yaay sama jabar la waaye sama yaay du sama jabar la léegi nag am na ko ma message léegi na ma Padros sa yére yi nga sol yi nga jëndoon yëpp pour sol ko ci seddaay bi mën nga ma koo mayaat te su ma la ko mayee damay bañ nga xam day xam damay bañ nga nekk foofu naan maay xam nañu dindi costume yeeg dindi pull yeeg yëpp tege à côté delluwaat ci t-shirt yeeg chemise yi ku ko deful xam ku ko deful waaru de su ma la joxee chemise yi fii xam nga su ma la joxee costume yi. waaw ak pull yi nga sol ko. dañ naan Padros moo la rey. dëgg la de donc nag bul ma ñaan t-shirt yi ak. te xam nga ñan laa yërëm. ñu leboon ay yére. pour sol ko seddaay bi. waaye yàlla moom lii pourquoi programme bi mu programmé nii ni mu programmé ni hiver bi ak sedd tàngaay bi nii. léegi maanaam da nga ne yàlla pourquoi man nga lay wala yàlla nga lay. bi ni mu ko programmé nii doy na waar de. ok waaw. ñun ñu ngi doon espérer ay 4 mois de seddaay. mu ñëw may la 6 mois de seddaay. mu ñu ñamal la 1 mois rek daw génn. yàlla de moom lu ko saf lay def moom. yàlla de moom moo fi ne di kii di kamal di buur di bumi. lu ko saf lay def lu ko neex lay def kenn du ci mën dara. maay xam de dina fi maay xam. koo xam. maay xam. moo tax balaa xam ngir yàgg rek. alors merci beaucoup donc ñi ngi jëm 18h30 di rappeler téléspectateurs yi tey nag Sénégal dina ñëw ci plateau sama Sénégal nag bu ñu ko waxee moom moo di Bara dina ñëw ci kanam tuuti rejoindre ñu ci plateau bi ñu waxtaanee lu am solo jëmale ci réew mi jëmale ci Sénégal juste après am nañu sama people ak Amina suñu English bi suñu anglophone boobu dina ñëw ci plateau sama people juste après dinañ leen jox rubrique sama diwaan bu ñu ca demee ba ca kanam ñu àndandoo ak suñu invité je rappelle moom moo di Matadi doomu ndeyu kii Matadi lañ am invité tey de. xam nga Matadi. waaw Matadi. xam nga ko. Matadi de moom lii tamit dégg naa turam de. Matadi dégg nga turam. waaw daa dégg naa turam de. naa la ko wan tey. Matadi. waaw Matadi dégg naa turam. naa la ko wan tey. waaw.
nag borom ba nga woon ma ko dem ma xool ko ba xam. waaw ba nga woon ma ko ñëw ci plateau bi. dina ñëw xale dañ ko bëgg de. waaw. dañ ko bëgg. dara leeruma ci. déet. kuñ bëgg moom boo ñëwee naa ko xam. waaw. émission bi yëpp nag tey dañ ko may suñu benn caméraman Papi lañ ko tuddee. Papi ndeysaan borom Kaolack. alors dem Kaolack toj ko ñëwaat daal Papi benn jëmm 10 caméra. wallaay ndeysaan lañ tuddee émission bi tey. min na Kaolack. tey moom émission bi yëpp. mooy borom Papi lañ ko tuddee. ndeysaan Papi lépp tout. Papi joyeux émission. joyeux tour. joyeux émission Papi. joyeux émission ñu dem régie seetaan benn clip juste après ñu dellu si waat ci plateau Sama Sénégal ànd donc Ramatoulaye suñu réalisatrice bi nga xamante ni moom mooy jigéen ju mën góor Ramatoulaye ñu seetaan benn clip juste après on revient sur le plateau. sa galle baa ngi dofete yow rek doo defar kafe nga am ku mel ni kii di la toppatoo booy dafa jafe jamono tey jigéen wurus li ci baax lañu war a sàmm. Akhlou Brick Paradise ci loolu nga xamee moom moo di I love you so I love you ñu dellu si waat ci suñu plateau mais Mr Bokar mais Bokar loolu fu ñu war a dem. tey ma laa jox nga présenter émission. waaw dama jox bàyyi la nga présenter kaay taxaw fi mbooloo kaay taxaw fi. yow tey moom da ngay nekk animateur force. tey kay moom. léegi présenté ma testé la tey xool. testament parce que. animateur mënu présenter boppam. dëgg la de. donc rek léegi tey dama lay bàyyi. bon nga téye sa conducteur. tey sama conducteur. waaw daal di développé. waaw léegi ñu ngi war a dem maanaam fi nga xamante ni mooy Kaolack nangaan ku ne xam na ni Macky Sall dafa woote woon pour seetal réew mi seetal dëkk bi. moo nga dox fa sa caméra kañ nga ma ñaar bii laa xool bii ban laa ji xool da ngeen ma ban laa xool waaw. léegi xoolal jàkkaarloo ban laa xool bii. waaw di nga yéex nekk animateur bi. waaw dama animateur du peuple. mun ma ko doon. ay ca waxal. bon léegi nag mbokku téléspectateurs yi ku ne xam na ni Macky Sall dafa woote woon seetal biir Sénégal fépp fu waay mën a nekk foo dëkk rek nga seetal ko mu set wecc rek premier numéro bi nag ñëw nañ Dakar deuxième numéro dem nañ ba Kaolack nangaan ku ne xam nañu maanaam yàgg nañoo dégg ñu ne Kaolack mooy dëkk bi gën a sell ci Sénégal yàgg nañu koo dégg nag mais nag sama xarit bi dafa demoon l'animateur du peuple moo fa demoon nag ndeysaan tubaarkàlla wane ñu lu fa nekk indi ñu élément bi nga xamante ne daa demoon Kaolack pour wan nu gars yi doon defee seetal ci biir dëkk bi macha allah ñëw nañ gars yi génn defal moom nice du ma wax ju bari dama naan xool leen élément bi l'animateur du peuple mooy ñëw wax ak yéen ca Kaolack cuub ndax defaruñ ko wax dëgg yàlla canal yi fatt na ma yàlla baal daal mbalit yi fu leen neex tuur kayit yi foo xool mbalit ak salte na daal. tey bu gouvernement bi ak autorités yi ñëwee biir Kaolack ngir àndandoo ak askanu Kaolack ngir defaraat seen réew yéen naka ngeen gisee lool. jàppale leen rek ànd ak ñoom defar ba mu baax waaw jàppale leen bëgg nañ seen moom ndax seen moom ci la wér gi yar nekk ci la lépp nekk Kaolack moom li ñu koy wax. dafa salte moom bu ñuy wax neexuñu dara bu soobee ñu ne dafa set wecc dañoo service comme Dakar ñoom bu soobee moom la ñuy mel ñooñu. naka ngeen di dundee yéen ci calte gi ak mbalit meeg yooyu. sonn rek ndax boo ñëwee di jaay wax dëgg yàlla boo sañoon booy jaay fi ngay jaay war naa set ndax lekk dafa war a sell li dugg ci biir dafa war a sell ku ñëw sa war a jël. waaw yéen ancien yéen xanaa ñëwoo leen pour setal. ñëw nañu pour set waaye kenn joxuñu dañoo njëkk. fi la ñuy jaay waaw dañuy ñibbi nii ñëw nañ bala bi pare. mais fii pareegul de fii pareegul. fii pareegul waaye fii ngi nii dañ fiy jaay lekk. mais fii salte na de fii salte na fii yëpp salte na mais fee côté bee pareegul. fii ci gën a salte fii moo ci gën a salte yoon wi nii. d'accord GIE bii nii ñoom ñoo jug pour accompagner autorités yi ñëw tey. waaw effectivement ni ma la ko waxee rek GIE bi boo ko xoolee mooy GIE bi nga xamante ni on est presque une centaine jamono ji ñuy wax ak yow mais gën caa néew 56 57 personnes mooy femmes yi ngay gis nii ñoom la ñuy fay 50 000 francs par mois. comment je comprends pas. jigéen ñi ngay gis nii dañ leen di fay weer bu dee 50 000 francs par mois ñoom ngay gis nii mooy GIE bi. pour ñu setal mbedd mi. ñuy setal dëkk bi. li ñu naan Kaolack dafa tilim dañoo metti te li ñu koy wax caméra bi ni jàkkaarloog man li may njëkk a wax mooy les ressortissants yi nekk bitim réew ñu nekk Ndakaaru ñu nekk Thiès fu ñu munti ne nañu jàpp ni bàyyi wax ni Kaolack dafa salte nit ñi ñoo salte nit ñi Kaolack dafa salte ci ñi dëkk Kaolack la. ñi dëkk Kaolack moo li ma la wax moo tax ma ne nag kon nag am na ay jeunes yu jóg pour liggéeyal seen bopp. Initiative vidéo c'était pour que vraiment Kaolack retrouve son lustre d'antan comme ni ñu ko waxee parce que dafa yàgg depuis Valdiodio Ndiaye lii nag mi ngi doog a am Kaolack
mais boo gisee lii am dafa am ndaw ñu dëkk Kaolack comme li ñuy wax les natifs de Kaolack les autochtones ñoo jéngu di liggéey guddi ak suba amuñu noppalu Macky bi muy yëkkate lii comme ni ko suma nijaay waxee léegi dafa fekk ñun ñu nekk ci engagement bi ñuy solliciter ñëpp di wax Kaolack set na wecc waaye bu deewoo amul Kaolack mënut a set ñun nag dañoo ñëw taxawee sol mu bu deewoo. donc liggéey bi yamul fii tey bu ñu defee loolu ba pare tey nga xam ne bésub sanc la bésub lancement la nit ñi dinañ mën a toog ak gouverneur ñu bàyyi fi matériel bi man bëgg naa fii ak fukki fan ak juróom ma ñëwaat xool liggéey bi naka la avancé bu ñu ko defee nag ñu toog ak nit ñi waxtaan jël parole jox leen soññante tamit ndaxte ñun ay sénégalais lañ dañu war mën a waxante dëgg ndaxte lii tilimal lii xatal xam nañ ko mais li ci war mooy ñu waxtaan ku ci ne ñu yemale la fa nga war a yem ku ci ne ñu jox la cër ba nga la war a jox ba pare nag état bi di dox wàllam li nga xam ne moo dul yoon ñu amande ci nit ñi wala ñu yóbbu leen ci kanamu fa mbax na doone benn. jërëjëf Abdou Karim Fofana ministre bi yor wàllu environnement wàllu dëkkuwaay yëpp macha allah am na solo lii nag dafa am solo Padros parce que sa dëkkuwaay bu mënul set. ñi fa dëkk du ñu am jàmm. da nga wax parce que lii initiative bu nice bu am solo la macha allah parce que maanaam set setal bi dafa am solo ci dëkkuwaay yi rawatina Kaolack moom macha allah li ñu leen waxal moom lii moom am na solo góorgóorlu leen seen dëkk bi mu set ah parce que lii nag du ma ci sori ndax xam naa ni ma fi ma taxoon nii moom xam naa du lu ma miin. xam naa du ma fi yàgg damay jéem a ñëw kii rek daal dugg sama xarit bi mu ñëw daal taxaw fii ndax xam nga ni dinañ fàttali lii nii. xaaral ma wala intégral bi intégral bi ngeen ko am ici balaa dimanche incha allah parce que ñu daje bi da ngeen ko am chaque dimanche ngeen ko am mais incha allah rabbi balaa dimanche dinañ teg intégral bi ngeen mën a seetaan lépp lu xew Kaolack rek dinañ ko mën a gis incha allah rabbi léegi nag damay dugal sama xarit bi DJ Padros nga ñëw l'animateur di pop ndax fii ma toog mënu ma fee taxaw. maa ngi ñibbi de. ah foo jëm. ñibbi na boo ñibbee émission bi jeex de ndax man fi ma taxaw nii dèjà lii sama loxo ni ma ko defee ne maa ngi mel ni kii rëboo yooyu te ni nga ko defee merci beaucoup bon léegi nag ñu ngi leen jox dig daje incha allah balaa dimanche ngeen ñu seetaan seen intégral émission ñu daje ak l'animateur du peuple DJ Padros mu jox leen di xewoon Kaolack lépp dëkkuwaay génnoon nañ ñeneen ñu ngi sant autorités yi ah waa Kaolack seen autorités yi génnoon nañ macha allah gouverneur bi maire bi ñëpp tout le monde macha allah génn nañ population bi génn macha allah jàpp ci set setal bi mu jaar yoon macha allah lii nag yemul Kaolack kese day dem fépp ci Sénégal muy région bépp région bi nekk biir Sénégal dinañ fa dem incha allah ànd ak waa ITV ànd ak l'animateur du peuple mu ñëw wane leen lu seen gox ngeen seet setal mu set macha allah ngeen seetal kër yi seet setal biir néeg yi seet setal ëtt kër yi ah gox yi macha allah mun naa daal parce que Sénégal ñoo ko moom bu setee ñu la setal kon nag ku nekk setal fi nga nekk setal fi nga dëkk kon nag l'animateur du peuple DJ Padros te ngaa ñëw bala maa génn fii te ngaa ñëw bala maa siif ah damay siif de waa lii la di léegi ñam nga fi c'est que seen problème mooy. ñam nga fi écran bi dafa bari ci man leeraay daa mel ni moom xaw a miir loo instant bi fu mu toll nii moom je suis ému léegi moo gën ah gis nga li ci daj lii ngeen di ñëw ndekete ah kon baax na jëwaatal allah akbar lii géwél yi allah akbar léegi delluwaatal kon d'accord merci beaucoup jërëjëf mais da nga ñaq ni yow non c'est que ni ngay waxee di man yow da ngay wax di dama koy def mel ni koy xaw a fàtte yooyu dama ko am mënul di lii laa mën mbalak d'accord merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup DJ Bokar ci loolu nga xam ne moom moo di élément bi ñu doon seetaan foofu la ca Kaolack Ndangaan yéen a ngi ci doon àndandoo ak l'animateur du peuple Padros comme ni mu ko waxee di ngeen am intégral bi laata fii ak dimanche ñu tegal leen ko ci ITV ngeen seetaan ko juste après dimanche aussi di ngeen ko am ndax émission boobu moo leen di gunge chaque dimanche di ñu daje donc ñu dalal Sénégal woo Sénégal mu ñëw ci plateau Sama Sénégal Sénégal la ñuy woo mu ñëw ci plateau Sama Sénégal Sénégal moom macha allah Sénégal bu ñëwee waaw lépp loo xamee rek problème la woon ci réew mi moom dinañ ci dimbali waaw dëgg la de Sénégal bu yegsee lépp lu nekkoon souci ci sénégalais yi daf leen di génnewaat daf leen di tegaat ci yoon daf leen di wanaat yoon bi da leen di wan ni leen lii moo amoon dem te lii moo am tey li am tey nag baax na wala baaxul ah je sais pas waaw nañ ci waxtaan moom macha allah yàlla da ko dimbali d'accord ñu dem régie seetaan benn extrait juste après ñu dalal ki nga xam ne moom moo di Bara Sénégal ci plateau Sama Sénégal
kooku mooy OMG bàyyil mu sedd joyeux anniversaire à Serigne Saliou joyeux anniversaire dundal ba mu yàgg lool c'est de la part de maman Daro suñu maquilleuse bi mi ngi lay souhaiter nga dund lu bari Serigne Saliou dundal ba mu yàgg lool waaye aussi joyeux anniversaire à bébé Chacha Baldé kooku suma doom la dama koy souhaiter bon anniversaire mooy borom le 9 février dundal ba say may di baawaan sa papa Padros mi ngi la koy souhaiter ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs dundal xale bu am jom nangoo liggéey foo ko fekk mi ngi ci waar wa foo ko fekk mi ngi dóoru waar foo ko fekk rek mi ngi ut lu mu bokk ak ay bokkam ak i xaritam ak i am di jàmmam donc ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire yaay borom le 9 février Sénégal yegg si na ci plateau sama Sénégal Alaaji Baara Sénégal salaamaaleykum. waaleykum salaam Padros maa ngi lay nuyu di nuyu Bokar di nuyu Modou Diouf ak Ramatoulaye ak Daaro ak ñëpp rek. As Ndiaye ak Yacine ca Italie santé Croce sur Arno ca Italie ñu ngi ñuy suivre aussi As Ndiaye ak Yacine wallaay ak soxnaam Yacine ñu ngi ca Italie waaw ak ñëpp ñi nga xam ne daal heure bi la ñuy dàkk surtout buñ ko fi xase ba accroché duñ ko bàyyi fii ak 19h jotul donc ñëwaat nañu ci sunu Sénégal sama Sénégal voilà ci baax Bara yaay réew mi Bara mooy Sénégal Bara man daal démb dama génn sama kër di dugg ci boutique bi rek benn gaan ñëw karma ne est-ce que xam nga kooku ni nga koy woowee Sénégal loolu moo war a nekk turam mun ma Bara mi ngay dalal ci plateau bi la muy wax tiiri kese la te kenn mënu ko dindi dëgg la rek nit du mbant waaye macha allah bari na loo xam ne mi ngi ci yow réew mi dañu koy soxla di ko dégg ci nit ñi donc nag comme mag ñi daaw léegi amatuñu jot di toog di yeddewaat xale yi di leen delloosiwaat di partager ensemble di waxtaan ci biir famille léegi nag am nañu Bara Bara moo ñuy waxtaanal di fàttalente rek voilà fii jël papi la ñu tuddee émission bi tey papi caméraman bi benn jëmm téeméeri caméra papi caméraman voilà papi ñu ngi lay nuyu bu baax kooku mooy Cheikhou Gueye Cheikhou gaa ñi rek. waaw ils sont là. gaa ñi ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye papi kese la amee émission bi yow. Bara defal li ma la wax. yow daal da ngaa papi kese laa ko may. papi alors. waaw kese ku ñëw ci plateau bi di nga ko nuyu tey. donc merci beaucoup alors ñu tey ñu indi benn thème. démb cof nañ ci tuuti maag Bokar. waxtaanee nañ ci tuuti maag Bokar. tey xew yi bari na ci réew mi. programme yi bari na ci réew mi. te li ci ëpp ngénte la. mariage ay dëj nganale cant whatever xumbeen rek xumbeen yi bari na te tey Sénégal mi ngi toll ci crise bu metti ñàkkum xaalis ñàkkum dundin tey bu nu amee xew yu mel noonu dañuy jël suñu alal yépp def ko ci bu subaa bu nu xëyee di ñaan fukki dërëm wala di ñaan téeméer wala di ñaan 1000 francs bu nu xëyee dem liggéey ji tey Bara loolu lan nga ñu ci mën a wax tuuti waaw loolu daal c'est propre à l'Africain maanaam ñun ci sunu ni nu yàlla sàkke ñun ñoo bëgg di mottalikoo ay xumbeen bu dee dañuy bay dañuy xumb bu dee dañuy semb dañuy xumb bu dee sabar pom mu mën a doon yaa ngi koy tàmbale ci bisu takk gis nga ni muy xumbe nga teg ci laabaan fajar nga jëli tama gis nga ni muy xumbe nga dikk bisu ngénte la ñu ne génn te ndaw si duggoon ci néeg bi pendant une semaine xamuñu ba xam dana dund xamuñu ba xam doom ji dana dundam déet ñu ne day génn tey génn te bi bisu ngénte mooy génn te dañ koo conjugué bisu ngénte maanaam day génn daw dégg ñaan sax diw de mooy génn tey donc dafa tëju woon lëlu di faju mooy génn ci bis bi su génnee nag nekk en forme wér nit ñi tàmbali yuuxu fo fecc way ainsi de suite d'accord nga ñëw ci lël kasak yeeg xumbeen bi ci quartier bi mag ñi ci buur yi daanañ defar ay femm te bu yaa ngi gis benn génération xuloo yeeg werante yeeg grand place yi garab bu nekk ñetti nit toog fa ñu xam ne réew maa ngi tàmbali jaxasoo ñu def benn femm def benn genre dajaloo moo xam dañuy bëre moo xam dañuy couper moo xam dañuy def loo xam ne daal ngomaar wala lu mu mën a doon rek pour occuper les gens pour ñu nekk ci ay activités boo dikkee ren ci jamono bii nu toll li jamono bii méttee ka naqari lépp ren rek ngay gis CICES am soirée fees Grand Théâtre amandoo ak moom soirée fees Sorano fees nga dem ci night club yi ci banlieue yi yépp fees ci benn xumbeen
nga ñëw dimanche làmb am course am beneen làmb amaat tombeek ay jàng match de football yi fees loolu kenn mënu ko expliquer te jamono bi nit ñi gën a stressé gën a ñàkk ci leen gën a jëm ci xumbeen ci la yooyu ëpp ci leen ci gën a jëm pour làqatu boo dikkoon ci koñ tey ki yàlla dogal pour le moment mu gën ci néew doole moo dàq bâche ci buntu këram moo dàq xumbeel jaral na ko def prêt jaral na ko teggi tontine forcé accéléré lépp ñaan dajale mais gis nga buy tànt 4 heures du matin teraanga yaa ngi daw mais le lendemain dañ koy couper courant mbaa ñu couper ko ndox yoonam néew ci nee nañu daal xew bu sa ñam yàquwul sa der yàqu maanaam waaw loolu lañu wax xew léegi bu sa ñam yàquwul rek sa der yàqu boo ñu ko doon détaillé loolu ñam yi su desul ba nga tuuri ko ñam yi yàqu tuuri nga tuuri ko def ñamu mbaam sa der dana yàqu danoo bëgg bu ñëwee ñu ne pomme ji doy na orange ji doy na boisson bi doy na ndox mi doy na ñetti façon ceeb am na mbaxal ceebu yàpp am na ceebu jën boo deful loolu sa der yàqu au nom de quoi sa der di yàqu mais ki ko mën dëgg doom ja bitim réew lay amee ji doom jabar ja bitim réew lay amee ji doom ngénte li téléphone la ñuy jël imam bi fii xutba noddu mu jeex ñu fàtte te kenn du leen ko xase parce que pour ñoom nit ñi mën na mais fii nag boo defoon tey lu simple lu mel noonu pourquoi du ne diw daa néew doole nee na du ngénte lijjanti na ba am na xar rey na ko xëy na liggéey loolu ndam la loolu waroon nekk manoore ak jaloorey kooku ñu di ko tagge waaye aw xas lay doon ci société bi ay gàcce gi jigéen ñi dañ ciy fay de tigi daf maa toroxal ma am xewalu ma mu toroxal ma ba ma takkee daf ni ma woon xaaral sa bisu ngénte taaw ma am benn doom mu di ma négliger ma amaat beneen doom bi yoon du ma ko baal damay dem sama yoon au nom de quoi yow kooku lan ngay dalalee xelam jigéen boobu bëgg xew te jëkkëram mënagu ko wala mu mën ko sax mbaa mu mën ko rek comme sunu mbokk yu baax yooyu ñuy wax ibaadu gis nga leen ni ñuy def simplal ko jóg dem seen yoon ñun ci yam ak yenn intellectuels yi aussi ñu am fulla ak fayda yooyu nga xam ne tal seen doom tal seen jabar tal seen santé tal seen kër jaral na leen duñ yàq ñooñu itam am nañ ci fulla ak fayda jooju léegi nag loolu boo ko ancré sa boppu jabar yar ci sa njaboot te booy dugg ci famille it nga xam famille bu bëgg coow lanu bu bëgg xew bëgg xumbeen ak famille bu simple mais ak lu mu mën a doon jëkkër jabar ñoo war a far yéen ñaar da ngeen a war a far papa amoo ko bu ko def mun la am naa ko chéri dama koy def ngir yow jaral nga ma ko te bu bis baa ci tàkkusaan danaa jël parole danaa la tagg mais boo mel ni Amina rek mun la doo ko déglu voilà bu doon papi tey dana déglu jabaram dana ko déglu waaw tigi waaw mooy borom bis bi waaw mooy borom bis bi donc tigi déggoo boobu ngeen war a déggoo yéen ñaar benn maire revue de presse ñëw dugg ci koñ bi jógal de sa noon yi taxaw nan de bis bi kay moom du tuuti bis du tuuti borom lay nuróol di la monter ba sa bopp bi toll ni dootoo nelaw nga yeewu rek jóg sol say bagage loolu bu la kooku fëkk sa jëkkër rek tigi noonu mu lay waxee mën naa danaa la teral bu ne laa mënuma papa ndax mënoo nga ne ko non mënuma bu ma sañoon dootoo xiif dootoo mar bu l'essentiel ñëwee ma def l'essentiel waaye nag caaxaan bala laa dee jàpp nga ni fasoo yéene ngénte nga ni sa yaay wala sa tante wala sa bàjjan lu munta ñàkk ci ngénte taaw bi xam nga lu mu lay wax nag de moom munta ñàkk waaw boo xam sa bu jënd nag looy bàyyeeti bàyyatoo dara lépp ngay def li ci des nag moom ñi boo ko kiyee moom di ngay nit ñu lu ko lekkal jeex na nag bu xase bu tudd nag xar mi force la añ yeeg reer yeeg ndékki yi te nit ñi léegi xew la ni wër pour mën a lekk bu baax a baax waaw parce que lekk amatul ci kër yi voilà dund amatul ci kër yi voilà dépense amatul ci kër yi donc nag léegi dañuy profité dem ci xewu Padros pour ñu mën fa reer ti baale lu ñu yóbbaale seen kër xoolal ñenn ñi
dañ naan xewu Padros bii de du ma ci tuuti dama ciy nekk torsaat bu rëy bu danaa ci fës ndax Padros ji na ma ko sama wëllëre la te fas naa ko ci yéene jàppale koo xam nga woo ko téléphone xam na sa digg ak Padros yow avant xew yi ñëw lijjanti nga 100 000 wala 200 000 ba def ko sa pochette wala sa kalpe boo ñëwee ci xew yi xool nit ñi bari teraanga ji bari Padros dalal sa xel ne la diw de yónnee na ma nangam diw de jàpp na ci du jàpp na ci xam nga yow nooy def téye sa poche la nga naroon yëpp dootoo ci def dara boo ñëwee ci baas bi toog lu jaay nga jënd lu jaay nga jënd jaaykat yi gis nga leen ni mel ci xew yi léegi waaw yaa nga ci coow yeneen façon léegi nag daf ci am jigéen ñu yeewu ñoo xam ne bin sëy see ci kër gi kenn bëggu leen njëkk yi bëgguñu leen goro bi bëggu leen seen frère xam na ni mënut a dëkk ak ñoom mu jëlal leen kër feneen bu événement amee ci kër gi famille bi dañuy ñëw xam nga bu ñu ñëwee donte dañuy dem léegi ci benn waay wala seen service àbb fa xaalis bu bari wala muy seen xaalisu bopp dañ ko def ci seen pochette bu dee admettons 500 000 ñu jël benn 10 000 francs wecc ko 5 billets 2 000 francs dugal ci biir pochette bi ñëw nuyoo toog ne nii bu nit dikkee sewal ko tuutal ko ñooru ko gaaruwaale ko moom du ci boole wax day bàyyi ba bongo man bu xamul dara wala benn waay boo xam dafa téléphoné photographe mu wax ko bis bi rek mu ñëw nu mu tudd ñu ne ko diw mu ne waa kee toog ne nu mu tudd mu ne ko diw bu ñëwee tudd kooku ndaw si day génnee 500 000 yëpp teg nii ci mbuboom teqar ñi ñëpp di xool mu jël ci 2 000 francs baxañ jox waykat bi dugalaat 500 000 li tëjaat fermeture am toogaat na nii rek noonu la leen di duma te du fa ñàkk 3000 du fa ñàkk 6000 waaye gis nga buñ xase ba gis xaalis boobu ci moom mu fab pochetam defaat ci saagam gàddu saagam bu yoree oto taal otoom dem yoonam aha ñu ne tot na xew wa bu tëjoog wasin wi ci biir bu ko joxee 2000 francs wala ñaari billet 2000 muy 4000 ñu ne 200000 la ko jox wala 300000 ci seen biir xel ci lan lay doog a naw xoolal loolu te kee xam na ni ñii noonu la ñuy fonctionner mu ne xaaral ma def noonu pour dóor leen mais dërëmam du fa dem parce que loolu la ñu gëm waaye ñi mu jaral ñu dem di lebi ji ba après ay problème di leen ci fekk erreur rek bisu tey anaa nii rek maa tey nii maa toll nii maa juddoo nii te itam judd bu rëy jar te bàkk jëfal rek ñu gis bëgg a penturu ba raxasuwaat ba setaat wala nga bëgg a wanewu defanteeg ñi nga xam ne dañoo am xaalis bu weex bu wóor teg ko ndànk bu l'essentiel ñëwee ñu jóg bu dëj amee gàcce nar a am ñu joxe bu nit jaaxlee feebar hôpital tëdd fa ordonnance yi bëgg leen a dofloo moom bu dikkee rek def différence moom daal foofu la ko jàpp waaye yi ci des yëpp nga xam ne ay coow laak ay xumbeen nan la nit di Padros nga ne le màkk akub 4x4 kenn waru koo def ci buntu kër goo luwe dégg ma nga ne le màkk nga di ko def ci buntu kër boo luwe wala nga gaare 4x4 ci buntu kër boo luwe nit ku normal du ko def maanaam lu tax da ngay wuti kër da ngay am kër ba pare xanaa très bien pour lan ngay def loo xam ne yow boo ko defee ba pare ay arrière luwaas moo la ciy fekk moo la ciy topp donte ku ne nag mën ngaa am kër ñàkk ko mën ngaa bañ a am kër itam waaye dafa am fee yoo xam ne soo ko dee def dafa am farata bu war a am ba pare obligation dafa am d'accord inscrire xale yi ñu njàng bu baax mooy sa avenir di sakkanal maam Jaara Buso yàlla yokk leeram amiin 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 dafa téyel maam Mor Anta Sali sàkket te pourtant sàkket mën nga ko am ci dugg ci àll bi rek ñëw defaraat ko caxat la ak bant ak xer amul dépense mënoon na ni bu xëyee na wutiwaat sàkket wala man sax mën naa ko wutali ne fa yalax sàkket wa
xam nga da koo téye ba fajar. waaw da koo téye ba fajar. mu ne ko kii kana mu ne ko mën a jaara looy def fii yaa ne moon jàppal te ne mooma bàyyil di ndeysaan mu ne ko baax na ca la durum loo dem wuti ku ñaanal maam jaara mu am ku mel ne Serigne Touba ndax xolom bu sedd xam nga léegi lan mooy téye sàkket wi luy téye sàkket wi Padros sàkket wi mooy da ngay fay lampe bi bañ facture bi yokk da ngay sakkanal dund gi da ngay fay ventilateur bi boo ko soxlawul doo taal télé taal rajo doo nga sakkanal sa connexion pass bu dee budul wifi dafa am ay fee yoo xam ne yi ci ngay téye sàkket wa sàkket bi proprement di nekkatu fi waaye ci doxalin wa ngay yor ci attitude bi ngay yor ci sakkanalal sa jëkkër ci yooyu lay génn waaye nekk jigéen yombul de dem nga ci kër yi gis nga leen ni ñuy def d'accord seen portable la ñuy sëgg mais télé bi dañuy bàyyi image bi dindi son bi mu nekk décor ci kër gi ñuy xool sol yeeg yu demee noonu ventilateur bi tàkk rajo bi tàkk en même temps lampe bi tàkk bëccëg ça les intéresse pas bu facture bi nekkee 80 000 seen yoon néew lijjanti wuñu ko waaw xam ma jaaxal dëgg la sax xëy na xew ngénte wala ceet mën nga bëgg puukare wala dara man lu ma yéem te jaaxal mooy daj yi sax léegi nit ñi dañ ciy def dañ ciy puukare waaw ay teralaate fii ci ay dëj musuma gis lu mel noonu te Sénégal rek la am voilà xam nga ñoom sax léegi dëj yi dañ naan waaw bi muy dund moo ni woon na dëj bi neex daal waaye gis nga nit ñi boo leen joxee añ reer ndékki ñu toog fa danañ jëw danañ fas tey sikkim danañ gaaruwaale teewlu bi waroon ci ñaanal sax borom dëj bi du fa am ay commentaire kese moo fay am loolu mooy danger bi c'est vrai ban jeexital lay am ca ka dem bu doon góor sax jabar ci dana toog triste muuru xam nga ko sax xaw nañ ko bloqué calmer ko mais bu dee jigéen la y a personne derrière xumbeen rek moo fa sës d'accord loolu d'accord yàq na kii léegi pour ñu ut solution tuuti est-ce que du waajur yi ñoom ñooy créer xew-xew yooyu ba noppi bàyyi problème bi seen i doom waaw parce que ñi ci am xew yooyu la plupart ñi ci am problème moom moo di borom xew yi ku góor ki moo ci am problème wala ku jigéen ki nga xam ne moom la ñuy xewal mais waajur yi ñooy créer xew mi parce que bëgg nañu récupérer waat seen ay ndawtal bëgg nañu récupérer waat seen i teraanga yi nga xam ne jotoon nañu ko joxe après problème bi fan lay naka lay kiiwee ci benn nit ki. waa bari na sax ku dem yàlla moom ko mu dëddu jiitu day tas këram ba pare doo ko dem maanaam ci doxalinam ci organisation ci jaxase wu mu jaxase këram miraas ba sax doo ko mën a lijjanti d'accord borom kër yi bari na ñoo xam ne ñi seen ginnaaw dara du xew parce que dañ cee yar seen waa kër dañ leen cee nàmpatal ba duñ ko nam ma yàq parce que da nga ko def bi gën a wóor rek jàngale bi gën a wóor mooy defal rek ñoom ñu gis ku la tàggoo xew wu dul xewu jàmm di ay caaxaan ak puuk rek bu mbaay nga jox ko heure délai yaa ngi demal heure sàngam na nga ñëw heure sàngam bu ko respecté baax na bu ko respecté bu ëllëgee nga ne ko doo dem mu def da ngay caaxaan nga dëgëral ci bi muy xale nag teel waaye bu fekkee ne yaa ko ciy puus yaa koy accéléré ci dëj yi jàmbur yi dëj bu mu dem soppali ko ngénte yow sa dëj dana ko soppali ngénte parce que nit ñi dañ koy fay lam leen lebaloon léegi boo gisee prêt à porter yi sax xaw a dox da ngay nekk sa bureau ñu woo la SMS wala ñu Facebook ko laay diw gaañu na mar d'Italie li ngay def mooy doo mën a dellu sa kër ci magasin prêt à porter ngay jaar jël benn grand boubou benn col jënd sa lunette yu ñuul ñëw gaare ci dëj bi bu 14h yi nga delluwaat sa bureau doog a ñibbi maanaam yére bi sax dañ koy jëndali yére bu bees te bu njëkk dañ doon wax naan ku jóge ci dëj na nga jël sa mbubu wékk ko ci buntu kër gi wacc ko mu wadd ñetti yoon boo jógee ci dëj da ngay summi sa mbubu wékk ko ci buntu kër gi bàyyi mu wadd ba muy 3 fois xam nga dañ ne woon loolu aada la mais liñ ci jublu woon mooy soo yóbboo sa yére bu bees
boo waññee ko di ko waddal ci buntu kër gi day yàqu day tilim nga ni kon naa dem ca dëj ba ak yére bu tilim bu màggat nga xam ne nag su ma dikkee di ko waddal sama yére du yàqu kon fexe nan ba dëj ba yow yóbbu fa lu xumb technique la dañ laa nax pour nga dem ca dëj ba yóbbu fa yére bu mokk bu tilim bu salte bu ko defee dëj bi dara du fa xumb léegi da ko Patros joxe na fukki junni Ablaye Ndiaye joxe na 200,000 Papis mi mu tudde bés bi joxe na 150,000 maa la wax li noonu lañ koy jàppoo famille sàngam joxe na nangam waaw ba muy feebar nekk hôpital ba mu soxlaa ko faj la xale ba waxoon rek jox leen ma sama nagu dëj jox leen ma sama nagu dëj ma tukki bu ma dee da ngeen may dëj xam naa leen jox leen ma sama nagu dëj ma démerde danaa dëj sama bopp waaw bala maa dee danaa liggéey lu ma dëjee tigi mais kenn du ko jox waaye boo dee nag nga gis kuy gaare di arrière ci baas bi ñu naan moytul baas bi muy arrière ñu ubbi portière yi booy gàddu saako ceeb yi tëlëf mel ne daal dëj moom lekk ci bisu dëj bi mooy farata ji quoi lekk gi wan na gi daal xamul tax rek ñoom lekk gi moom pour ñoom waaw mel ne daal nit ñi duñ lekk seen ay kër dëj rek la ñuy xaar léegi nag loolu noonu yëpp nga wax ñu ci benn point lan moo ko waral mais la ma la waxoon ci départ ba rek ni nu yàlla bindee ñun en tant que africain ñun ñoo bindoo noonu te ñun ay africain lañu kenn mënu koo dindi d'accord danoo suñu der daa ñuul suñu karaw gàtt fii ci Afrique ngay ñëw war a set si sa mbokk mu entrer la ci salle bi nga toog ba attandiku mu xam ne gis nga li ci salle bi yépp mun la exil ci biir néeg bi nga ñëw toog ci digg lalam chambre à coucher loolu doyul mu ubbi armoire am génnee boîte or xëpp ko ci kaw lal bi ne sa càmmiñ day def lii ngay xool ay or maanaam danañ la catu danañ la teg bët danañ la fitnaal mais ñun ñoo bindoo loolu te loolu jaaduwul gis nga tey yow boo amoon bu doon tubaab la tubaab bien que ñun am nañ suñuy royukaay yu doy sëkk mais comme ñun dañoo jëm ci tubaabe tubaab bu doomam di sëy 3e étage wala 4e étage mu ne ko danaa fa ñëw bis sàngam seet si la xam nga nu muy def café bi ci suuf ci rez-de-chaussée bi ci suuf ci angle bi lay dem réserver ñetti table ñetti place yaayam moom ak jëkkëram boo dikkee sax yow yàkkamti toog bëgg a lekk non monsieur c'est réservé lan lay wax bu yaay yi ñëwee foofu ci café bi fa lay toog ñu lijjanti lii lijjanti ba demam jot yaay ji ñibbi waat par contre fii sa yaay dina dikk xool say ruqaat xool kër gi roof fa ay béjjën yoo yëgul miine kër gi sa lal bu dee bii moo fi ne ba nga ni yow kii da laa yépp la ilaha illallah lal bii nga xam ne man sax sa ndey bëgguma ko yëngal sa sëy kër diw laa jóge lalam ba doo toog doo taxaw donc danoo ñàkk dafa bari suñu bopp dafa bari ay erreur yu ñuy def yoo xam ne moo waral divorce yi moo waral ñàkk sëy yi ñàkk bañ a dugg ci sëy mais jigéen sëy na ba tàyyi ñu maye ko mu ñëw fekk fa benn matelas ndëstën ñaari njegenaay benn siwo ak douche publique ma toog di ko muñe toog fa di xooslu 150,000 wala 200,000 yi jëkkër ji war a fay luyaas mu di ko dajale bu matee 1,500,000 mu jënd ko terrain du 10 mois beneen 10 mois mu yëkkati beneen 10 mois mu def finition 5 ans nga xëy sa goro ne la kaay tuxu sa kër nag sonn nga ba léegi yaa ngi fi di ñu dimbali yaa ngi ñuy liggéeyal yaa ngi daw di dem di dikk léegi nag sa kër pare na demal nga xam nga loolu mooy liggéeyu ndey bu yaay ja dee bàyyi ba dee ñu bàyyee seen doom kër ñu ne lii mooy liggéeyu ndeyam sa ndeyee ko liggéey c'est vrai waaye bu fekkee ne danaan appartement tout de suite meublé lu xew nga bokk ñu di la tudd fu nekk lu ne nga estati ko yaa ngi xar sa kër di ko fejar par mool donc léegi loolu yëpp pour ut ci solution
solution bi daal bu dee Sénégal moom depuis longtemps solution bi mooy l'islam doxalinu jullit doxalinu nit ku yiw dëgg la am nga sax valeurs yooyu yëpp day dellu si xew waaw waaw lii la l'islam wax rek xam nga tere nañ la yàq baaxul xumbeen yi l'islam bëggu ko bari na ay civilisation yoo xam ne da nga naan ci l'islam lañ jële wala l'islam ñoo fi jiitu l'islam jël ci ñoom mais diggante yonent yi fi jaar yëpp indi nañ ay civilisation am na yoo xam ne da nga koy jël ci tubaab yi am yoo xam ne da nga koy jël ci naar yi mais proprement dit ki nga xam ne mën nañ wax ne ibaadu la day sol yéreem pantalon bi gàtt du gaaw a tilim parce que du dox ci ay potit mu sol dàll der bàyyi sikkimam di watu tabaski ba tabaski ci moom fan nga fi gis fu muy dépenser fenn boo gisee tubaab yi di leen xeex loolu kese la jàkka ja la ñuy dem fayuñu benn café amuñu lu ñuy xëy di dépenser ba ngoon jot ñun nag société de consommation lañu yor boo xam ne boo génnee fi dox mètre da nga gis loo war a jënd loo manqué boo ko gisul moom dana la fekk si jaay la yow loo xam ne lii da nga koo war a jënd mais da nga koo manqué aussi te da nga koo soxla est-ce que nit boo ko joxoon Ndakaaru dana am lu ko manqué nit boo nekkoon yaa moom Ndakaaru gii bu toogee ba ngoon jot xalaat li mu moom lépp dana ni aw ma nàngam am na lu des parce que nit a bindoo ñàkk a doy di voilà léegi nag bari na civilisation yoo xam ne mën nga cee jaar ba régler ndax wax naa la léegi exemple tubaab d'accord te tubaab bi ma la wax imaginel tey bu doon jullit la say ba dolli ci valeur am yooyu mu dolli ci nag l'islam donc ñoom am nañ ay valeur intrinsèques yoo xam ne ay royukaay lañu ci lu bare loo xam ne jullit yi dañ koy ignorer d'accord duggul sax seen xel très bien donc Bara tey thème bi liñ ci war a wax dafa bari Bokar donc nag lépp c'est vrai que duñu ko mën a wax ci plateau bi duñu ko mën a wax tey mais dañ ciy cof as tuut chaque jour ñu indi wax ci prochainement nag dinañ indi beneen thème détaillé waat ko bu baax mais bii nii il faut que ñu delluwaat ci di ci insister ba téléspectateurs yi xam ba sénégalais yi xam exactement suñu comportement ba nu xam li nu war ba nu mën a xam exactement lii nga xam ne moom moo di point bi Bara doon wax léegi dafa am solo ci njaboot dafa am solo ci doomu aadama donc Bara Sénégal jërëjëf Sénégal Bara Sénégal Bara merci beaucoup jërëjëf yàlla na nga gudd fan Bokar Padros saxal ci réew mi waaw yàlla na yàlla macha allah Bara bokk nga ci réew mi kontaan naa ci yéen Bara yàgg ci réew mi mais yéen ñu gën a bokk ci réew mi kontaan nañ ci yéen parce que ay xale yu valeur yi intéressé bariwul waaw parce que boo waxee dëgg rek heurté boo waxee dëgg rek di nga am koo kobos wala koo laal mu naqari ko mais da ngay wax rek ki ko nangoo dégg nag kooku da nga koy féliciter merci beaucoup te vous êtes des jeunes yoo xam ne yéen a ngi seen digg kii yàlla gën a jàppale merci beaucoup jërëjëf ñu dem xëy ci seetaan benn clip juste après ñu dellu si waat dalal ki nga xam ne moom moo di Amina sama people ñu doogay ñëw après ci suñu invité di Matadi sunu jigéen ay sunu soxna Yàlla ko njëkk suturaal yërëm ko waddu ko te bañ mu jooy no woman no cry ndax naa la bébé ayo nen ñoom ñoo ñu jural sunuy doom bu nu jaaxle ñoo ñu génne ci lëndëm du yoon nga koy toroxal du
yoon nga koy woyofal sagal ko lu war la sigil jigéen fexeel ba mu kontaan te bañ ko gaañ fajal koy soxlaam du ñaani kenn ngal la dékoraay te bañ ko xaaj no woman no cry no 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 woman no cry yeah man bugguma kuy toroxal jigéen anana no bugguma kuy woyofal jigéen anana ndem yaa koy mottali sangu ko sutura lu war la bañ du ko fowee sangul ko cërëmit lu 17h56 moom mooy doog a jot foofu la ca Ziguinchor ñu ngi leen di bégg bu baax waa Maroc ñu ngi àndandoo ak ñun merci beaucoup Rokhaya Sarr depuis foofu la ca Maroc mais duñu ko fàtte moom Bi Géza mi ngi déglu mi ngi àndandoo ak ñun di ñu seetaan foofu la ca Angleterre ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs merci beaucoup Bara dañu koy gërëm nag mais Bokar. yes sa xarit ñëw na dama la bàyyi nga dalal ko. kii nu mu tudd sax. how are you. hello Bokar. How are you? Bokar nag bañ tàmbalee ba léegi hello war na ko mën a mokkal. Ici on parle anglais. On parle pas wolof. bañ tàmbalee ba léegi hello nag war na ko mokkal. On parle anglais. Hello. English. Hello. Hello Bokar, how are you? How are you? Fine. Fine, thanks. Fine kay. What about the attaya? Attaya moom du anglais moom. What about the tea? Okay. Tea waaw. What about jeex? su ma nee tea est-ce que di nga xam lu ma wax? What about your tea? You tea you xel la wala. How is the tea? You tea? Your tea is over. Over la wala. Over? No. Non, over kay jeex na. kon nga noppi yow. waaw noppi sa gémmiñ gi. xam nga dara sa gémmiñ gi. tea is jeex la wala des deuxième. waaw léegi déglu leen. Ok. Yes. sama ñaari gel dañoo ñëw ci plateau bi tey ci kii bi àndandoo ak mata bi. sa ñaari gel. waaw. ah bon. ma ne maa ngi doxaan kii. bu ñuy xeex. bu ñuy xeex na jàpp taal. di doxaan kii. léegi nag man xaw ma ne ñoom ñaar ay xarit lañ. ñu àndandoo ñëw gunge si mata bi. tey nga de borom lu rouge yi ko xamee naa ko. ñoom ñaar ñëpp maa leen di doxal. xam naa ko de. borom rouge lii. ni ma ko xamee. xamee. bon Amina sama people. Bonjour ou bon après-midi Padros. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa adduna bi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar yéen ñëpp di leen wax welcome to Sama People on Sama Sénégal here on ITV. donc maa ngi leen di dalal ak jàmm ci seen rubrique préférée di Sama People ñu di leen di dégtal actualité people fii ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp. loolu indil tey. donc tey nag ñu ngi tàmbalee fii ci Sénégal comme d'habitude l'information ici et ailleurs. donc ñu ngi tàmbalee ak benn waay bu ñuy wax Moustapha Bey moom nag dafa def jiyee ju rëy dafa doon mbubboo turu benn sëriñu Mbàkke ba yoon faf teg ko loxo après dinañ leen ko dégtal suñu paree ci moom daal di dem ci suñu diva à la voix d'or muy Coumba Gawlo Seck moom nag moom macha allah at yaa ngi jàll di dem rek waaye taaram day gën di yokk di ñu gën di jaaxal rek ak son teint très naturel macha allah bu ñu fa jógee ñu daal di dem Sendou. daal di fa fekk kooku di Thione Niang mu nekk benn jeune entrepreneur sénégalais bu nekkoon États-Unis ñëpp miin ko foofu am na nag jàmmaarloo bu mu am digganteem ak takk der yi dinañ leen ko digtal léegi suñu paree daal di dem indi leen dernière nouvelle yi ñu am ci décès wu Kobe Bryant moom ak doom ji seeni cadavre retrouvé nañ ko li ci topp dinañ leen ko digtal léegi ci Sama People. C'est maintenant sur ITV. dal leen nag jàmm ci seen rubrique Sama People ñu di leen di dégtal actualité people fii ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp tey nag ñu ngi tàmbalee suñu rubrique ak ki ñuy woowee Moustapha Bey mu doon mbubboo turu Serigne Abdourahmane Mbacké moom Serigne Abdou Khoudous waaye nag yoon mujjee naa teg ci moom loxo ñi daal di ci toftal suñu diva à la voix d'or mu di Coumba Gawlo Seck moom nag publié na ay photo récemment gën cee jekk gën cee taaru daa mel ni at yaa ngi jàll waaye feeñul ci kanamam
version moom it joxe na version ba mu ca noppiwee dem na ci bureau avocat wam daal di génne ay këyitam wane ko moom nee na yorul auberge waaye li mu yore moom la ñuy woowee maison d'hôte su amee ay ganam bu ñu ñëwee fii ci Sénégal foofee la leen di dalal ci Sendou. avant document bi attestation de propriété léeg-léeg la ci sama tur nekk maa ko moom maa ko jëndal sama bopp sama xaalis maa ko liggéeyal sama bopp xam nga moo ci nekk maire bi signé ko ma yóbbu ñu defal ma dañ ma war a defal yëpp ci kayit ma fay ci taxe yi ma war a fay ba mu ko dëkkee ba léegi ak li ma ci war a def ma def ko d'accord bi ñu demee ministère tourisme ñoo joxe document bi. bu ñu jógee Sendou nag. loolu lañ leen fi indi woon ci seen rubrique sama people di leen jox dig daje beneen yoon. sama people tey mardi loolu la ñu Amina indil ñu bàyyi ko mu détaillé ñu exactement li nga xam ne moom moo di élément yi ñu doon seetaan ci sama people. voilà Padros ñoo ko gisandoo ñu ngi tàmbale ak waa ji ñuy woowee Moustapha Bey moom nag dafa doon jël turu Serigne Abdourahmane Mbacké moom sëñ Abdou Khoudous di ko mbubboo ngir mën a li ñuy wax soutirer de l'argent sama wolof nag dafa desee leen ngeen baal ma donc da doon soutirer xaalis ci taalibe sëñ Abdourahmane Mbacké moom sëñ Abdou Khoudous léegi nag mu koy def ba faf yoon daal di koy teg loxo ñu di leen fàttali ne kilifa yi réew mi dañu nekk ñu war a respecté te képp kuy dem a jëf njuuj njaaj teg ko ci seen der day yàgg rek waaye dinañ la mës a teg loxo donc bu ñu jógee foofu ñu daal di jàll ci Coumba Gawlo mooy suñu star à la voix d'or moom nag at yaa ngi dem rek non il faut mu jox ma secret woo mais dafay gën di rafet rek macha allah ak teint noir bi xam naa daa mel ne loolu tax ma gën koo bëgg di dema waaw elle est très belle dañ ko gis mu def benn série de pose photo di ci nuru xale yu ndaw yooyu am 15 ans di gën a rafet di gën a naay yi daal voilà di gën a bégal ay fansam dama dugal sama sànni sama carte sax foofu benn photo ma gis photo naturel boobu yii mën na laa rey mais lii dafa naturel boo kan waaye mu way lii loo si saña wax wala mi ngi xanaa xëy ma ko sama xarit rek bu tax lépp laa ko waaw kaay ma may la dinañ dox loolu rabatalaay après nga dox loolu dégg nga d'accord donc bu ñu jógee foofu ñu ngi daal di doxantu ba Sendou fekk si fa suñu naataango bi di Thione Niang mu nekk benn sénégalais bu ñëpp ràññee ci entrepreneuriat ak entrepreneuriat ñu ko daal di xam ci bu baax ci entrepreneuriat c'est un jeune entrepreneur sénégalais bu nekk aux États-Unis jot na liggéey ak ku mel ni Akon jot na liggéey ci benn campagne bu Barack Obama doon def pendant bi muy def campagne présidentielle am yi moom nag dafa am problème ak takk der yi parce que dafa am la nuit du 31 janvier bi passé dañu defoon police dafa def descente biir Sendou daal di dugg ci ay propriétés yi nga xamante ni moom moo ko moom propriété bi Thione Niang moo ko moom mais dañ ne auberge la takk der yi nag nee nañ amul benn autorisation ni benn attestation bu ko mën a permettre mu utiliser ko à cet usage là parce que boo waree am hôtel Padros wala nga am restaurant wala hébergement villa d'hôte wala quoi que ce soit da nga war a am benn attestation bu nga xamante ni direction de la réglementation touristique ñoom ñoo la koy jox ñoom nag bi loolu xewee Thione Niang génn na mer nee na ku ñëw këram ku fa defati descente dina génne fetal la après police tamit def nañ seen communiqué ñoom nee nañ lii ak lii moo tax ñu jàpp ko mooy que ni kër gi amul këyit pour mu mën ko utiliser à usage d'auberge wala d'hôtel moom nag nee na ay ganam la fay dalal ba ñu demee ba ci biir nag découvrir nañ que ni c'est un hôtel mu ngi tudd Sendou International House moom lépp lu képp kuy ganam ku jóge ci àdduna bi boo ñëwee foofu la lay dalal tey ci suba nag direction de la réglementation touristique génne na benn communiqué bi mooy wane que ni moom attestation la am alors que du attestation mooy këyit amul licence bi attestation la am te attestation d'hébergement ñëpp mën nañ ko am man sax mën naa ko ut su ma ñëwee ITV donc voilà mu nekkoon lu yëngaloon internet bi ñëpp di ci wax depuis barki démb ba léegi loolu mooy leeral bi ci affaire u Thione Niang boo leen bëggee lu ci gën a leer dem leen ci www.emedia.sn di ngeen fa fekk tamit vidéo yi
donc ñu ngi daal di terminer ak décès wu Kobe Bryant bi amoon il y a une semaine donc cadavre am bi moom ak doomam bi di Gianna Maria Bryant retrouvé nañ ko finalement donc mu nekk ci benn état de décomposition bu avancé looloo yokkoon na tax na nit ñi doon laajte ndax dinañ def autopsie am déet pour gën a mën a approfondir enquête bi ndax dañ ne condition météorologique moo waraloon crash bi léegi nag bi ñu demee ba retrouver leen def test ak empreinte digitale ba Padros xam nga empreinte digitale mooy lii d'accord donc dañ def test yi ci la ñuy def identification cadavre yi moom ak doomam mais soxnaam dafa ne nañ leen jox néew yi ñu suul ko nekkuñu fa di def benn test pour approfondir une quelconque enquête sama people voilà donc loolu lañ leen fi indi loon ci sama people di jéggalu nag bu baax nuyoowu ma ngeen baal ma donc nuyu naa ñëpp dem naa ba Mbour nuyu maire bu nice papi maa ngi lay nuyu waaye waaw di nuyu sama caméraman yu ñaawul yi di nuyu ñëpp adduna bi Italie Espagne États-Unis Maroc ba Inde dañuy seetaan donc ITV seen télé suñu télé d'accord comme xamante ni heure bu ñu waxee il faut mu dugal ci làmmiñam bi moo mënoo bàyyi di wax sama noppi bi ñu tudd yéen dëkk waa Ñaaxar merci Amina waaw merci beaucoup Padros mais dama ko doon fàtte donc sama xarit bu baax équipe télé bi na jàll foofu voilà merci beaucoup zumal ma ko jaajëf waay abi merci beaucoup Amina tey ñu ñëwoon ci sama people tey ci mardi bi donc rendez-vous vendredi wala jeudi vendredi laa leen di jox dina dellu soit ci sama people waaw di leen jox dig daje Padros laajte naa kenn du wax kenn dinañ leen dig daje dinañ leen jox dig daje kenn du wax rendez-vous la ñu wax déglu ma fii ma wax la li ma la wax ni dama ko xam dama ci ki dàq làkk olof dinaa la toto baare léegi su ma génnee voilà kenn du wax jox dig daje dañuy wax dig nañ leen daje non rendez-vous mooy dig daje donc jox naa la dig daje dama ci baar rendez-vous dimanche dama ci baar vendredi ba vendredi inchallah see you on Friday d'accord donc foofu rek la ñu indi sunu invité donc directement ci plateau Sama Sénégal sunu invité je rappelle moom moo nekkoon Matadi di jeune rappeur boo xamee mi ngi cartonné mi ngi def carrière am tranquillement di ko def ba melomoon yi tey gis nañu seen bopp ci bu baax a baax ci li nga xamee moom lay def di hip hop Galsen ñu dem régie seetaan benn élément juste après ñu mën a dalal sunu invité. Boy Guédiawaye boo déggee xoos ci sama sound mooy sa platine jàppewu ma gem bi ger moo tax dëkkal ba Palestine su ma daanoo daa fekk ma tëdd nelaw fiis may daw ten taw ngay dul di dawal diis may Boy Guédiawaye su ma naree doon ragal wala yàlla na ma yàlla rey nekk fekk police taxaw ngay cëppeel sa baay defal ko petit bal mu Buuba Nduur musical rapport bu victuel whatsapp bi ngay farataal sama rak soxla ma joo no ma day tame rek dëmm nga soxla ma coow mais naa la xame rek ba may jaay bandi ay reet la may def pus ko tu buub bi nee na mooy seef dama yàgg xuus ci underground ba nekk héros wëri ko style doxal ci wey ba daaf gero respect ab ba sës góor jigéen nga càppataat ba ma séenee di bës gun bang bang KBC KBC sama gang gang carrière bu bëri pax moo tax ngay gas sa bopp mën nga nekk rastaman mais non jamais comme les bopp 18h09 moom mooy doog a jot ñu yeggale suñu plateau ñu ngi jëm 18h30 bi nu dooree ak 17h Alaaji Baara merci beaucoup dañu koy gërëm bu baax ci àndandoo beeg téléspectateurs yi tey kooku mooy Baara Sénégal suñu invité ñëw na suñu plateau invité bi nag je rappelle moom moo di Matadi nekk koo xamee jeune rappeur la boo xamee mais macha allah bi mu ñëwee ak léegi yàggul mais xale yi dañu ko bëgg ñii dund hip hop Galsen dañu ko bëgg ñii dund musique exactement dañu ko bëgg dañu koy bàyyi mu nuyoo teg téléspectateurs yi nuyoon teg Jack Baradam ñu toog suñu wet Matadi ñu ngi lay nuyu. yes salaamaaleykum it's your boy Maradi Mat aka Boy Guédiawaye maa ngi jaar ñëpp. d'accord du nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci plateau bi. kii moom bul ko nuyu. voilà gaan bi moom wax nañ ma ay mbiram. wax nañ la ay mbiram donc maa ngi koy saluer tamit di nuyu waa ITV yëpp ah. di leen wax Maradi Mat tey mi ngi sama Sénégal voilà. d'accord yaa ngi ànd sama ñaari jabar nag Matadi tey yoole nga ma. ah Marina benn rek Marina su ma ci doon expliquer fii la ñu fanaan waaw sama jàll la jarul wax en tout cas rek Marina aussi sama jabar la te sama beneen keneen Yande aussi sama jabar la non dafa ndànk donc Marina dafa am fu ñu jaar maak moom ñu génn bàyyante ma ñëw doxaan Yande di génn ak moom
Marina suuf ma dem xaritoog Yandé. xanaa daf la trompé. ba trompé mais garaaw amul problème Matadi Mat exactement. le nom de Matadi Mat fu mu jógee. waaw bon Matadi Mat mi ngi jógee ci presque Ngaaka Blindé parce que bon depuis le début man ak moom ñoo doon hip hopandoo di fowandoo nekkandoo même koña donc moom mu am vision wu def hip hop donc man aussi ma am beneen vision bi ñu dajee école bon mu muy partagé ak man ci ay affaires yu bari donc influencé ma ak mu dugg ci hip hop donc man bi ma duggee ci hip hop rek sama xel day nekk ci ay Fou Malade ci ay Ngaaka Blindé ci ay ñeneen ak ñeneen donc ma instauré Matadi bi avec ça aussi def naa ci ay réflexion bu baax par rapport ak Matadi nangu ni matu na te nit ku nekk amul lu dul nit ku Matadi en fait maanaam benn nit matul quoi foofu laa doon ñëwee par rapport ak li nga xamante ni moo di Matadi voilà. d'accord c'est vrai noonu la. Dame Diop. Dame Diop voilà Dame Diop tey ñu bari xamuñu woon loola d'accord ñu am occasion xam ko ci plateau Sama Sénégal ban année nga dugg ci hip hop Galsen. bon hip hop Galsen dugg naa ci depuis 2012 presque 2010 2012 loolu laa commencé di pas musique en fait di ko déglu di ci cons en fait. léegi ban instant nga intégré exactement. bon je peux même dire que ni depuis 2015 laa intégré carrément. bi ñu jëlee flow up après évoluer donc ma gis ni musique bi war naa ci mën a percer donc ma dugg ci ak Ngaaka Blindé bien sûr. d'accord Ngaaka fu ñu la gis dañuy gis Ngaaka Blindé ci seen diggante seen complicité lan la. waaw c'est vrai que yàgg ngeen depuis Tomboy mais complicité bi am ci ñaari jeunes yoo xam ne ñu bokk génération. bokk li ñuy def. waaw non complicité bi juste que yàgg la rek quoi. ndax boo yàggee da ngay dem ba nduróog sa morom. Ngaaka def naa man ak moom 15 ans donc du ñoo fowandoo temps booy football comme koñ ak koñ. comprendre nga di ànd di jàngi. ba yàlla def mu am vision musique man aussi ma am vision musique. ñu bokk même laal di tëdd di fanaanandoo ba yàlla def tey lii. donc loolu la rek quoi moom mooy reflété wu ci côté scène bi mooy reflété wu ci côté son yi ci anyway. d'accord voilà. tey facilité bi nga am ci sa liggéey bëgg nañu xam exactement lan moo la ko may da nga am ñaari particularité bu la neexee rap bu la neexee way ci hip hopeur day xaw a jafe nga nekk chanteur c'est-à-dire yow li ngay mën a def mooy rap kase facilité boobu lan moo ko may Matadi. waaw facilité bi li ko waral mooy man dama yàgg man presque du ma déglu musique du ma déglu rap boog je veux dire. donc damay faral di déglu ay world music. donc ay Wasis Diop laay faral di déglu ay Jogal Sakho ay Baba Mal donc loolu mooy def sama musique donc su may way wala may rap sax ci loolu laay focus tellement ba loolu mooy dégagé wu donc loolu moo waral souvent su ma rabee am na nit ñoo xamante ni dañ naan ma booy bàyyil rap te nga way ji am ñoo xamante ni dañ naan ma non munoo way demal nga rab yi donc ce qui veut dire que ni ku si nekk yaa ngi ciy gis sa bopp par rapport ak li ma nekk di joxe quoi donc c'est juste ça juste que damay dégager li nekk ci man rek par rapport ak li ma foowee mooy wóol musique bi souvent aussi sama yaay dafa daan def di su may suy togg di wayantu par rapport ak loolu aussi lu information bu ma am la depuis bas âge donc voilà. d'accord alors bi nga ñëwee ak léegi yàggul mais ci sa génération bokk nga ci ñu gën a ràññee ci sa génération bokk nga ci ñi ëpp talent ci sa génération bokk nga ci ñi ëpp succès tey naka ngay dundee loolu en tant que artiste. waaw sant yàlla la du sax peut-être sama mën-mën ndax bëri na ñoo xamante ni peut-être jiitu nañu fa te ñu ngi liggéey lu raw li may liggéey te teewul maa ngi percé quoi tu vois donc juste que liggéey la rek boo xamante ni ak mayu yàlla boo xamante ni suñu borom daf ko teg donc ma ciy nekk quoi voilà. da nga original yow da nga original pourquoi style boobu c'est-à-dire yow da ngay nekk benn sénégalais mais da ngay nekk benn africain da ngay nekk benn chanteur boo xam ne da nga fier ci sa bopp. waaw loolu li ko waral mooy man la rek quoi man maay dégager. non am na ñoo xamante ni original lu xam nga par exemple comme Padros. non bien sûr yow moom original nga. non ci man laa mën a jëlee non jusque bon damay chaque jour saa yi may solo wala may musique wala may def lu mu mënti doon damay jéem a fexe di def lu kenn deful. donc def lu kenn deful nag mooy fexe xool li fi ne jéem a yokk ci wala nga
wala nga indi leneen lu bokkut ak loolu donc même ci côté fashion ci côté style lépp donc maa ngi nuyuwaale sama gaayen Radji moom moo may souvent lépp lu ma sol moom moo koy ñëw donc sunu gaayen la boo xamante ni bon depuis bas âge moom tamit il est avec nous donc moom mooy presque insister à que ñuy def genre couleur yooyu donc jusque man la rek quoi man maay dégagé wu par rapport ak loolu fashion la noonu laa mel li ma la bindaloon tey dafa bari li ma la préparé loolu temps bi moom il faut que ñu teg xool na tuuti yow Jack Brada waaw man damay ñëwaat tuuti si ginnaaw tuuti parce que man maa ngi doon xam ne sax moom mooy ànd ak Ngaaka ah bon booy bi waaw mosoo ko woon xam mosuma woon xamee ba nga xëy léegi sa diggante Ngaaka laa doon xam moom mooy ànd ak Ngaaka foo gis Ngaaka rek gis nga ko ci parce que man su ma juumul am na benn vidéo bi ñu defoon bu ñuy jàppee Ngaaka muy naan day sàcc ak yooyu noonu booy yéen xam ne da ngeen amul xalaat xam da ngeen yow bàkki dem moo njaay yàggul dara déglu rek fii lañ jàpp Ngaaka tëj ko affaire faux bi ak ay nangam sans passé seen jàppal bàyyi ngeen ñëwaat encore def filmé na Ngaaka daa sàcc non loolu demeewul woon noonu de bàyyi ko donc te nga ma nan la demee léegi nan la demee man moom ma kese waaw yow yéen de benn Ngaaka jàpp nañ ko da doon kii faux bi jàpp nañ ko tëj nañ ko ñaataat génnaat na teguñ si ay at yu bari ngeen defaat beneen vidéo taxaw di benn film yow est-ce que noonu moom mën a filmé sa film bi déet mook Ngaaka la ñoo doon tourné benn clip la woon yow yaakaar loolu du clip ban clip loolu waa luy clip mais attends imagine ngeen def loolu après yoon ñëw jàppale tegaat du ngeen loolu seen bopp ba pare même bu dee loolu imagine ngay def benn film vidéo Ngaaka di sàcc après Ngaaka di saaga waay saaga te nday nii yéen maanaam joxo leen cër ñi de joxoñ cër ñi parce que mënoo def film ngay saaga naa su ma di doonte après saaga loolu après pour daal non c'est-à-dire yow peut-être sa interprétation moo xaw a dëgg par rapport ak loolu donc clip lañ doon def séquence boobu nga gis ni moom lañ filmé benn nit la bu duggoon ci select bi def filmé donc partagé ko saaga yooyu lañ génnee donc portable moo ko filmé non saaga nga gis mais saaga bi nga gis noonu du ñun ñoo ko génne c'est-à-dire benn nit la bu def portable am ne gée filmé ko donc génne ko donc du ñun quoi donc ce qui veut dire que ni ñun ñëwuñu pour saaga ci game bi wala ñu def leneen ak leneen non mais loolu saaga la parce que non mais saaga la mais pourquoi ngeen taxaw di saaga ñi ngeen ñu leen filmé non mais est-ce que laaj nga est-ce que waaw da nga war a dépasser yooyu Sénégal dañu war a dépasser effet de buzz ay damay waajee clip foo ma defee affaire bu am coow wala dara non sérieux dafa bokk ci non mais mën na nekk sax dafa bokk ci art bi mais demeewul noonu en fait c'est-à-dire ñun dañu dem benn select di tourner suñu vidéo bi ñuy tourner suñu vidéo entre copains mën nañ saagante mën nañ kaf mën nañ reetaan donc séq nañ ko après loolu benn gayen moo doon filmer donc bi mu filmé ba pare dafa ko publier directement donc ce qui veut dire que ni ñun amuñu ci benn responsabilité tu vois donc c'est juste que ñun liñ génne il a raison amul benn saaga liñ génne amul benn yoon saaga donc ñoom dañ doon tourner clip voilà li ñu génne amul saaga donc nag ki leen doon filmer kooku moo génne saaga bi dem publier ko. effectivement léegi yow man mu nga ma bàyyi ma wax ak kii. xam naa ne yow moom ku fi ñëw sa xarit lay doon man xam naa ne yow ci booy say boole mais man moom. non man jaay nañ ma la sax avant nga booy aussi dafay imiter day roy ci benn booy bu parce que moom ku ne xam ne Ngaaka ak Dip moom jubóowuñ moom. Ngaaka ak Dip mosu ñoo jubóo ci àdduna. te Ngaaka moom mooy dunguru Ngaaka moom. léegi Samba Peuzzi xaw ma Samba Pouzi moom mooy ànd ak Dip booy bi Samba Peuzzi lay roy moom ci ay stylam ci ay woyam lépp Samba Peuzzi lay roy Samba Peuzzi ngay bëgg a rey yow booy lan la Samba Peuzzi ngay roy yéen a bokk ni ngeen robee Fall Yara bokkal rek c'est-à-dire xam nga boo ko seekee ak Baye Fall moom pour nga merloo Baye Fall c'est très compliqué c'est-à-dire juste pour te dire que ni rek man amul dara lu nduroo ak beneen artiste awma dara lu nduroo ak beneen artiste boo fi tudd du genre du dama ko imiter parce que d'ailleurs wax naa ko léegi man du ma déglu sax sama musique man personnellement ay wol musique laay déglu ay jogal sax ay Wasis Diop donc ce qui veut dire que ni li ngay wax noonu peut-être bon sa gis-gis la par rapport ak loolu peut-être bon am nga yenn information yi par rapport ak net bi donc tu viens si tu dis que ni wooye dama xaw a ndróog kii dama xaw a ndróog du noonu la demee ni mu demee mooy man Matadi la only Matadi amul dara lu ma nduróo ak beneen artiste. mais ñooñu est-ce que yow kii moo leen. voilà bu may rap du nduróo ak ñooñu. ñooñu roy ci moom. ñooñu yow la ma xam nga wax ñooñu ñoo roy ci moom. waaw noppi naa mi ngi wax. xam nga su ma waxee ne nga ci dugg salaam bi ngir yàlla mënoo ci génn. waaw waaw booy bii te génn ci bàyyi di ko défendre.
mais yow non yow parce que bu ñu xoolee Matadi parce que Matadi moom booy fu mu toll nii mu ngi lay bëgg a rey. parce que yow numéro yoo xam nga mooy numéro 1 yaay numéro 2. ngaa xam mais Matadi mais mooy numéro 2 Dip mooy numéro 1. Dip nga leen di bëgg a rey yow yaa ngaa xam Dip nga leen di bëgg a rey. te aussi yéen mais loolu sa gis-gis la yow. sa mais yow fu mu toll nii Dip yéen donc yow bu la neexee nga gisee nu la neex. mais man amee conscience xam naa ni. amul benn artiste bu gën a man ba personnellement amul benn artiste bu gën a aay Ngaaka Blindé donc man loolu lu ma gëm la te loolu pas patron parce que patron amu si donc juste que gëm-gëm la bu ma am donc xam naa ko exactement depuis 15 ans boo ànd ak nit xam nga ko donc man du ma tëkkale benn artiste ak Ngaaka. en tout cas daal booy mu ngi def lu ko neex ay def. léegi jërëjëf xaw na leen rey. d'accord léegi ñu seetaan seen benn clip yàq Ngaaka Blindé juste après ñu dellu si waat bu ko defee ñu mën a peser waat débat bi bu baax parce que Jack Bara daf perturbé na fii quoi c'est parti. si man tous taxaw si el bi naan danga Ngaaka plus Blindé égal mbari kala naan nga ay boy mag nga may ko ndox naan nga may leen ko jàmm waay ala ñuy wax borom ndam lu waay mbokk iblisu fiil waay def ko ñi di bëgg ñi di siisu may leen ko jàmm waay ala ñuy wax borom ndam lu waay mbokk iblisu fiil waay def ko ñi di bëgg ñi di siisu ni demeni na mel ni demeni gëtësi negësi allons-y plus que fi réfléchi bagage sukali surpasi gasi na gasi rek sangal seen gasi boy yi bëri lañ bëgg ñuy jege lañ bëgg ñuy bëgg gëtësi negësi gësi seen gësi nan gën di jege gëtësi nan gën di so negësi nan gën di jege rek progrès Yo, set your time out. Come and get to my house. Dama technical, sama cynical, sama situation like house. Tek gun mouse. Yak juk house. Dama jan man dal, dama tek takal, sama technical like house. Let me fly tonight. I want this guy. Let me fly tonight. I want this guy. I want this guy. Let me fly tonight. Ngaaka Blindé featuring ak Matadi morceau boobu di def buzz alors depuis bi ngeen commencé seen carrière tey affaire bi dem na beneen niveau ba bokk ngeen tey ci ñi ñuy tudd bu ñu ne benn hip-hopeur am nañu droit ni yéenay deuxième position wala première position tey lan moo leen may loolu. bon lu ñu may loolu mooy yàgg liggéey parce que ñeneen ñi ñu xam nañ ni. peut-être kii xamul. bëgg voilà c'est ça kii moom xamul li xew parce que moom am naa yëgul li gaaj ji di riir donc ñun dañ ko yàgg xas la dañ ko yàgg job depuis bas âge gëm-gëm la woon bu ñu am donc di ci nekk chaque jour que jëfee ñu ci taxaw di ko jaayante quoi donc ba yàlla def lii. job la nag bu metti boo xamante ni dañ ko yàgg a job ba mu egsi fii nii mu egsi juste ça man ak Ngaaka. mooy li ma la wax léegi lu ne dund nañ ko lu ne daj nañ ko ci côté musique bi comprendre nga mooy boo nekkee artiste bu ndaw nekk underground di ko lijjanti comprendre nga dañ daan jóge Dalifort comprendre nga di dox ba Géejawaay di jóge Médina di dox ba kii pour lekk benn une minute wala 2 minutes booy téye mic rap wala def affaire yu demee noonu. d'accord da nga contribuer ci carrière u Ngaaka Blindé surtout période bi mu nekkee ci prison bi naka nga dundee loolu ba Ngaaka Blindé bi mu dellu siwaatee def comeback mu mel ni Ngaaka deful woon benn absence naka nga géré woon absence am ci musique bi. waaw bon gëm yàlla rek quoi. parce que lii dafa xam lii ma expliqué nii. peut-être yow mi sax peut-être est-ce que di nga ci xam dara di ci est-ce que jàppee nga ko ni ma ko jàppee dafa am lu bari loo def ci carrière Ngaaka par exemple absenté na nga téye intérim bi. ba mu dellu siwaat Ngaaka nekkaat beneen niveau bu gën a kawe que fi mu nekkoon. mooy li ma la wax léegi. Ngaaka sama frère la. te man leer na ma ni bu nekkoon ci biir aussi. bu ma nekkoon ci biir je veux dire. bu ni ma jaayantee nu ko raw lay jaayantee. à part ay frères ak yooyu. donc professionnellement ni ñu ko gérer mooy. mi ngi ci biir. man maa ngi ci biti. lépp loo xamante ni ay projet la woon wala loo xamante ni waroon na ko génnee. wala loo xamante ni waroon na ko passé. man maa ko doon jël di ko jéem a exploiter. pour nit ñëpp jot ci vois. donc lu metti la woon nag quoi loo xamante ni bon wax dëgg yàlla
jaayante nañ ko ba egsi fii ñu egsi mais ku nekk xam na ni jël benn affaire rek ni kii moo ko def te deful waxul donc dafa xaw a metti donc mais jaayante nañ ko daal ba yàlla def ci jàmm alhamdulilah donc bu ñu ñëwaatee aussi amul dara loo xamante ni gars yi remarqué nañ ko ci faiblesse muy jaayante nañ ba teg arène nationale mu fees dell comprendre nga ñi nga xamante ni tey xamuñu woon ngaaka sax xam nañ ngaaka xam nañ matadi à travers loolu mu am donc pour man ngëneel la bu suñu borom wàcce woon donc ñu jaar ci après nekk ci beneen étape quoi. Très bien est-ce que mën nañu xaar carrière solo ci matadi. bien sûr maa ngi sama carrière solo bien li nga ñaar di déedéet ngaaka man ak moom ngaaka la ak matadi ñoo bokk benn label nag muy KBC King Bee Challenge donc man maa ngi sama carrière solo bientôt maa ngi waajal ay affaires yoo xamante ni xam naa bu génnee di ngeen ci jot d'accord maa ngi génnee temps yi passé rek benn freestyle boo xamante ni c'est juste benn test microphone d'accord donc normalement vendredi dama leen di génn laat beneen teaser pour beneen son boo xamante ni def naa ko ak Matme vidéo et 2020 bi aussi maa ngi waajal projet boo xamante ni AP lay doon 8 titres donc voilà maa ngi sama wala AP la benn juste mixtape wala quelque chose comme ça boo xamante ni 8 titres lay doon maa ngi ci job bu baax a baax par rapport ak loolu ci 2020 bi. à part ça projet yi mën nañu xaar ay concert ay spectacle bien sûr ñu ngi waajal ay concert yoo xamante ni Géejawaay lay doon donc album bi mixtape bu génnee aussi ñu ngi waajal benn showcase boo xamante ni bon dinañ ko jéem a def ci benn boîte boo xamante ni bon nit ñi xam nañ ko. à part loolu ñu ngi job ay vidéo yu dul jeex di ko denc quoi. proximité bi ngay am ak sa ay fans via ci réseau yi naka la ñuy def pour am ko. waaw donc man maa ngi ak sama Instagram Matadi Mat donc képp ko ma bëgg a suivre aussi ci foofu ngay dem directement maa ngi ak YouTube bi aussi sama ay vidéo ak samay lépp loo xamante ni tey bëgg nga gis information Matadi tàppel Matadi rek foo mënti dem boo tàpp Instagram YouTube Twitter Snapchat anyway donc boo tàppee Matadi aussi da nga koy jot bu fekkee aussi nit ñi nga xamante ni dañu bëgg a booker donc mën nañ woo Lem Zayen directement voilà ci 259 03 03 noonu la voilà 259 03 03 259 03 03 bu fekkee da nga bëgg a contacter ak Matadi jot ko mais merci beaucoup c'est vrai que temps bi gàtt na torop parce que li nu programme woon tey man sax li ma programme man tey rek. man mënoo ci man dara. temps dimbali la de santal temps mënu ci yow dara. santal naa gërëm temps moom dara. merci beaucoup suma ñaari chéri yi dama leen di béggee àndee ak Marina chéri Padros dañu leen di béggee ci teewaay bi. ah non duñ ci xuloo parce que xam naa li ma la duñ ci xuloo merci beaucoup chers téléspectateurs merci beaucoup benn caméra ñaari jëmm waaye dañu gërëm bu baax ki nga xam ne moom moo habillé Padros di ki nga xam ne moom moo di Jili Fashion di ngeen gis écritel bi léegi ci kanamu écran bi grand ami merci beaucoup ci àndandoo bi ak ñun rendez-vous demain 17h ba 18h30 di gërëm bu baax Assane ci côté coordination merci beaucoup Mr Papi benn jëmm téeméeri caméra merci beaucoup grand kooku jàppaguma tur bi merci beaucoup Mr Thier kontaan nañu ci àndandoo bi ak téléspectateur Ramatoulaye ci côté réalisation DJ Mo ci côté son merci grand Bara dañu koy gërëm bu baax waaye ci ñëw leeral bi nga xam ne def na ko tey ci plateau Sama Sénégal Amina sama people rendez-vous demain 17h ba 18h suba nag am nañu invité couple Mabo ci plateau Sama Sénégal donc ñoom demain dañuy ñëw ci plateau bi suñu paree ñu enchaîné waat ci rajo bi donc am nañu 2 émissions ak plateau ak couple Mabo ci plateau Sama Sénégal bu ñu paree on enchaîne directement ci rajo bi tout de suite ñu dem directement ci rajo bi donc yéen téléspectateurs yi fekk leen ñu ci 90.3 fii ci Dakar léegi ñu mën a àndandoo Mr Matadi jaajëf mon très cher jaajëf jubal ak ñu Matadi bu ñu demee ci rajo bi nag da nga fexe ba nañ ko toj non kii sama xarit la voilà ok